Bonjour, maa ngi nuyu internautes yi nga xamante ne comme ni ko buur waxee ah c'est à travers le monde maintenant Sénégal kenn dootu ko natable. Guigui moo ñëw tey waxtaan ak yéen gëj ngeen ma gis nag ma def vidéo donc tey moom exclu bi mi ngi nii daal. Guigui génneel ci album bu bees tey mu neex. Oh my baby, I love you so. I can wait till tomorrow. My baby, I love you so. mais dañu gis ni Guigui chaque jour buy génn album du koy wutalu benn tur bu xaw a excitant en quelque sorte mooy saay tey mu neex Guigui exactement maanaam identité boobu identité musicale boobu. Voilà donc tey mu neex di single bi nga xamante ne génnee naa ko xaw na yàgg tuuti mais clip bi maa nga doog a def parce que comme ni ñuy wax rek artiste amul jot parce que bi ma ko génnee donc clip bi bëggoon naa mu nekk clip bu graaw comme ni ngeen ko gisee donc muy tey mu neex man je ne dirais pas excitant parce que tey mu neex da ngay gis parfois da ngay wax ak nit sax mu ne la ah tey mu neex pour dire que tey mu neex mooy lu neex rek. Tey mu neex. Man Guigui je me dis souvent que zéro stress laay demee donc man lu ma am happiness moom ko gënal donc lu ma am mu neex moom ko gënal moo tax ma bëgg ay genre tey mu neex ah ay what's my name Guigui ay jox ma sa xol xam nga di génne ay titres yoo xamante ne boo ko déggee vraiment yow di nga sentir sa bopp di nga xam ne lii lu neex la voilà mais c'est pas pour exciter ma la pour xam nga rek waaw te en plus jigéen lañu nag. parce que jigéen à chaque fois dama koy wax dañ ko war a remarquer ak góor dafa am lenn loo xamante ne donc jamono bi dañ ko soxla léegi mooy di gis nit di kontaan di gis nit sa xol di neex donc mooy doon tey mu neex. jigéen dafa war a xajam quoi dafa war a bari ak sa voilà mais ba souvent day feeñ Guigui ci say clip. waaw mooy sensualité bi nga xamante ne moom la jigéen di waaw wane fu mu toll parce que man defoon naa fi clip boo xamante ne mi ngi tudd bul ma di dóor. Donc là j'ai fait maquillage bi nga xamante ne maquillage de blessure la donc pour dénoncer parce que man lu nekk ak temam donc munoo woy tey mu neex di ci wane lu métti mala lu neexul moo tax may def sucré nga ci gis fraise di ci gis pomme di ci gis banane di ci gis piscine jacuzzi xam nga di ci gis nekk ak sama waay ci kaw lal bi donc loolu yëpp pour wane ne lu neex ci lekk la ci dund gi ngay dund ak sa xarit la ci dund bi ngay dund ak sa góor la. dañu gis ne souvent ci musique aspect sexy bi muy wane mooy gën a jaay que aspect musical bi. waaw dañoo toll foofu bu et merci de m'avoir posé cette question parce que artiste bu nekk ak identité da ngay gis artistes yoo xamante ne gis nañu fi ay artistes yoo xamante ne bu ñu dem sur scène dañuy def tànku neen am artistes yoo xamante ne duñu sol yére am artistes yoo xamante ne dañoo am seen style donc man sama style c'est vraiment style sexy sex appeal style boo xamante ne c'est Guigui quoi en fait c'est Guigui ku nekk da nga ñëw si identité. mais est-ce que partie sexualité boobu des fois du la jural ay problème parce que dañu gis ni même say live wala photo yi ngay festé posté sur Facebook maanaam colke gi dafay xaw a day sexy trop ba souvent internet yi dañu koy kaas. est-ce que loolu demul ba jural la parce que léeg-léeg gis que non warul sol lii li mu sol dafa ëpp li mu sol dafa bon dafa gàtt gis nañu barki dem nga posté ay photo yoo xam yaa ngi ci sol benn maay la xaw ma jiital benn rose ci biir maanaam loolu j'étais à la plage loolu ci clip bi la woon mais man bon comme nit nag da ngay jël avis yëpp mais vraiment man I don't care ci ñi nga xamante ne ñi ngi wax lu négatif man commentaire 100% mën naa ne 99% yëpp loolu moo leen neex ci Guigui te ñun fan la ñu am na sànq bi may ñëw kenn ku ma ne moomatoo sa bopp ñun lii la ñuy soxla dee ñu koy jox ñooñu ñooy jënd sama album ñooñu ñooy ñëw sama soirée te ñooñu laay duggal samay photo ñi partagé ko ñi commenté ci lu baax donc man su ma nekkoon ci loo xamante ne neexu leen tey bu ma benn fan woowoon fan boo xamante ne leer na ma ne kii fan la day xeex ngir man xuloo ngir man tey su ma woowoon tey ne ma Guigui lii neexuma dootuma ko def ci buur parce que man lépp lu may def c'est pour eux. Il ne faut pas oublier qu'on est des artistes ñun ay artistes lañu te aussi suñu image dañ koy jaay image de marque dafa am comme ni ma la ko waxee ku nekk ak sa style tu vois des gens yoo xamante ne ñoom dañoo adapté wu
bon soft ñi adapté wu extravagance ñi adapté wu sexy loolu dafa bokk ci image artiste donc il faut ñun sénégalais mënuñu jël suñuy artistes di leen dugal ci pot teg leen ne waruñu def lii jël yeneen artistes di wéy seen wéy di leen namoon non je suis pas d'accord. man dama ñoo bëgg yu sexe yooyu. waaw man dama bëgg ci artiste da nga war a nekk artiste boo xamante ne tu es ouverte d'esprit donc da ngay xool li nga xamante ne mooy jëmloo sa musique kanam parce que man li may def bu géwél donc su baaxuloon fi ma yegg si ni ma fi yegg. mais ci côté habillement est-ce que mosoo ci am ku la interpellé. comme kilifa wala dara bu la ci mos a wax. non même pas parce que yàlla def na comme ni nga ko waxee kilifa yi nga xamante ne xam naa leen ay intellectuels lañu donc xam nañu Guigui bu ñuy toogal nii di waxtaan. xam nañu Guigui bu nekk ci scène bi ñoom au contraire il m'encourage dama ne waaw c'est vraiment artistique hein, tu as osé c'est bien continuel defal nii defal naa ñooñu ay nit la ay intellectuels ñu xam faire la part entre la personne et le personnage lépp lu may def rek dama si je joue un rôle parce que artiste avant tout actrice nga acteur nga donc da ngay jouer rôle parce que buur boo jëloon nit ci mbedd gi ah nga mu ñëw taxaw nga ne ko defal li Guigui di def mënu ko buur. donc yu baax la muy def quoi. waaw am na koo xam ne boo ko jëloon am na koo xamante ne tey boo ko jëloon buur ci mbedd bi ne ko defal ni Guigui di def du ko mën. comme Guigui bu ko mënee def ça veut dire que am na lu nekk ci moom te moment boobu la ko soxla. mais code essentiel boobu est-ce que jàpp ne que mën na dem ba indi problème comme ni mu dalee woon ci kaw DS Major. non xam nga man sama bopp laa mën a wax parce que man li may def laa mën a défendre. donc xam naa ni ma koy defee te comme ni ma la ko waxee ku gis day ne kii artiste la kii c'est vraiment je vois de l'art ci li muy def parce que côté sexy boo bëggee gis côté sexy nit bu woddoo sax dox nga xam ne dafa sexy parce que bul fàtte ne ñun ay africain lañ te ñun suñu du ma ne culture mais dañu am benn côté boo xamante ne c'est érotique c'est-à-dire beeco yi ñuy sol ah te beeco yi kan moo koy sol xam nga Guigui solul beeco mais becco da ngay gis ay nit di ko sol. waaw mais xanaa pas bëccëg na gi kenn sol becco. mais yow demoo sabar nga gis nit sol becco di lëmbal. ah entre nous je suis de Grand Yoff je suis de Grand Yoff. donc waxuma sax mais feneen fépp foo dem da ngay gis sabar ma la tànn bee nit ñi sol becco di lëmbal. te ay mag ñoo koy def du Guigui partie érotique boobu waruñu ko def benn tabou. parce que fii quand on parle de sexualité. quand on parle de sexy da ngay gis kii ne nii naka lañ koy waxee sax que Dieu m'en garde. te boo duggee ci néeg di nga ko def. mala bu kenn rommee taati xaw a yëngu nga xool ko. qu'on se dise la vérité voilà. mais Guigui dafa mel ni gars yi ci jëmm ji lañu gën a barre parce que gars yi seetaan yow say clip gis ci partie yu baax yooyu moo leen dàqal foofu déglu sa musique. waa loolu yëpp sant yàlla la parce que loolu yëpp ci concept la bokk parce que am na ñoo xamante ne tey bu ñu wéyee comme ni nga ko waxee da ngay tëdd nga déglu leen. ñoo xamante ne doo leen bëgg a seetaan déglu ngay bëgg ci ñoom mais man yàlla def na dañ may bëgg a seetaan bëgg maa déglu. mais kon est-ce que ñi la topp Guigui bariwul trop est-ce que gars yi duñ la topp ci suuf. ay mais loolu mënul ñàkk comme toute femme ah. ay kilifa ay célébrité. góor en général. parce que kilifa donc am na fu mu yem. am na foo xamante ne boo leen fa nekkee amatul kilifa. donc affaire de góor mooy da affaire de jigéen. mais ba tey Guigui ngi dàq quoi. non dàkke. Bon je ne dirais pas dàkke je dis que rek j'ai pas encore trouvé l'homme idéal. kon ki ngay génneel nii noo bokk. ku may. ma ne ki ngay génneel nii pour l'instant noo bokk wala seen. ku may génneel jëkkër waaw. non man instant yi musique laay génneel. kon Guigui amul far. aw ma kenn. Guigui bëggantewul ak kenn. pour l'instant bëggantewul ak sama fans yi. je les adore non relation intime. intime. non je préfère le garder pour moi. waaw mais Guigui da nga ne amoo ah kon na préfère garder da nga ne amoo. waaw mais da nga ne aw dama ne aw ma mais ça ne veut pas dire que amul ku may bëgg amul ku ma bëgg. am na daal koy ndobanteel daal te yaakaar nga mu takk la wala am nga ci yéene quoi. non pas loolu mais xam nga tey mën nga bëgg nit n'est-ce pas qu'on se dise la vérité il faut qu'on soit honnête avec soi-même donc mais génnoo leen mais nga bëgg ko. non koy génnal laa. comme aw ma ko instant bi. kon Guigui ça veut dire que pareegul pour sëy. si bien sûr parce que tamit âge bi xaar fi kenn. mais Guigui nag ngay bëggee sëy te amuloo ko may wala ku la ñaan si woon tey rek nga ne ko damay def. voilà maa la wax lii. ko daal bu Guigui bëggul koy caaxaan kuy def fula la bëgg. macha allah. jërëjëf Guigui ñu dugg ci aspect social bi ñu gis ne que Guigui souvent li muy yëngu ci social
bari na en même temps li muy plaider cause jigéen ñi bari na ba gis nañ la ngay yëngu ci lu mel ni la lutte contre le cancer ak yu mel noonu ba ñu ci bari da nga day ñoom Grand F ñu naan la yàlla ak Guigui moo tax ma faju yàlla ak Guigui moo tax may def samay chignon Guigui tey yëg sentiment boobu tey moom ci jigéen ñi ba tax mu bàyyi musique bi léeg-léeg di yëngu ci loolu. waaw mu nekk lu métti nag bu je ne te le cache pas dafa nekk lu métti parce que nga nekk ci benn atmosphère boo xamante ne je ne dirais pas que je suis seule parce que am naa staff am naa ñu ma bëgg am naa ñu may jàppale mais dañoo nekk ci combat boo xamante ne qui est le cancer du sein cancer du col de l'utérus ni nga ko waxee tey nit bu ñëw fu ma dem loolu mooy sama image en fait te dama ciy sant yàlla parce que nit day ñëw ne ma Guigui ñëwoon naa dépistage yi parce que nit ñi dañuy ñëw en masse ba doo xam ku ñëw ku ñëwul mais nit day ñëw kottu ma du ma xam mu ne ma billaay Guigui keroog bi nga defee dépistage ma ñëw ànd ak sama doom yi faju ñu ne amuñu feebar bi ñu tëddee guddi dañ la ñaanal ñaan yoo xamante ne yal na la dal ma ne leen yéen tamit yal na leen dal donc pour dire que ne artiste avant tout boo amee sa côté artistique am na part boo xamante ne c'est le social amuñu dara on n'a rien du tout am nañu mais am nañu xol bu rafet am nañu yéene bi te tey man Guigui lu may sama rêve rek mooy jënd matériel yoo xamante ne que ça soit chimiothérapie am na benn matériel boo xamante ne pour cryothérapie lañ koy wooye pour cancer du col de l'utérus bi sama festival bi passé indil nañ ma ko am na ay femmes yoo xamante ne amoon nañ cancer du col de l'utérus en phase 1 mooy phase bi nga xamante ne ci lay commencé manifesté wu ci saa si fajal nañ leen ko donc matériel boobu ni yëpp nekk na sama xel pour équiper ko district Grand Yoff yi et alentours donc mu nekk loo xamante ne sama yéene la te bëgg naa ko def waaw. septembre passé ñu doon feete wat drame la Joola dañu gis ne saa boo ci wax tout le temps léeg-léeg sa xol sori ba nga jooy. lan moo la lii ak histoire boobu. bon histoire boobu dafa am sama benn oncle sama benn tante boo xamante ne moom lañ ma marraine en fait muy Regina donc jëkkëram bokkoon ci bateau bi. donc bi mu bokkee ci bateau bi ñi nekkoon ay xale doom yi nekk ay xale donc ñu jël xale yóbbu leen village d'enfants SOS donc sama tante bi après 2 ans après sama tante bi décédé donc man pour man sama tante bi amul lu ma defal bi may xale donc dama leen war a pour man det la bañ na ko su ma demee SOS dafa def don ñu ne ma Guigui bul kiiw bul ne te sens pas obligé di def parce que ñun SOS ñëpp lañ fi nekkal. Bien vrai qu'on salue vraiment geste bi nga def mais bul sentir obligé mais man pour man c'est une obligation parce que SOS téel na ma samay cousin téel na ma samay cousine donc mu nekk loo xamante ne su ma koy wax bu sama xol day tooy parce que bëggoon naa sama tante fekkee lii yëpp parce que bokk na si ñi nga xamante ne ñoo ma njëkk a encouragé donc à ce que je fasse la musique bëgguma ci sonn. loolu mooy tax boo ci wax souvent da ngay may ay difficultés. Guigui ak musique gis nañ ni jigéen ñi actuellement ñu ngi def benn révolte ci musique maanaam mais souvent dañu gis que mën naa xëy na appliquer baatu victime wala xëy na souvent li ngeen di critiquer ci musique rawatina yéen musique bi ngeen def dafa bari. jigéen ak góor ñoo ci yem gis nga milieu bi ñu nekk buur dafa métti donc ñu ñoo ko jël sama yaay bañ na ko ba lu mu dégg macha allah je rends grâce à Dieu samay parents lu ñu dégg ci man ay rey la leen def parce que xam nañ seen doom donc sama yaay bu dégg benn affaire man sax maa si ñaxtu mu ne ma ñaw dama yaa ci dugg rek dama loo ci góobee gar ko parce que xam nañ ne lu nekk ngay dégg mais boo xamee sa bopp boo tëddee nelaw parce que parfois damay dégg ay wax ay commentaires yoo xamante ne damay ree parce que damay ne ndeysaan ay soo ma xamoon xam nga moo tax à chaque fois il ne faut pas être sur la défensive à chaque fois da nga xam ne yow artiste nga comme ni ma la ko waxee bu ñu nekkee 100% yow xoolee ci 80% yu la bëgg pour xool ci 0,5% yi nga xamante ne ñu ngi lay sànni ay xeer donc jigéen ñi artistes yi bu ñu coincé li ñu bëgg mu nekk seen xol nañ ko def bu ñu tëddee que chacun soit quitte avec sa conscience que ku nekk xam li nga def ndax baax na mala bon na mais ne pas se fier aux mauvais commentaires mala ñoo xamante ne dañ lay déstabiliser te boobu su may dugg studio kooku duma jox lu ma duggee studio su may def sama clip kooku duma jox ma def clip su may bon voilà quoi nit boo ko bëggee da nga koy jéem a xam ba pare nga mën a wax ci moom nga mën ko défendre mais pof après tu dis des choses yoo xamante ne ndeysaan ça me fait rire comme je te dis. Guigui mu ngi bëgg a def carrière ci musique macha allah. macha allah tey lan moo la gën a naqari
bi nga commencé def musique ba léegi loo xam ne mënuloo ko fàtte. bon lu ñu mënul fàtte amul mais man nag mën naa wax ni musique bi lu ma ci gën a métti mooy kuubaay yi nit ñi di def ci musique bi donc loolu nekk na loo xamante ne métti na ma. daf may métti mais en même temps damay koy sant yàlla parce que da ngay nekk jeune comme ni nga ko waxee bi ma ñëwee ci musique bi yàggul mais macha allah yàlla jàppale na ma ci. da ngay gis koo xamante ne sax day nekk extérieur bëgg la jël nga nekk nga defal ko show ma la dara bi da ngay gis ci suuf ay nit yuy bu ñu commencé gis affiche bi rek xam nga mooy ñi lay suivre ñu la xam donc bu ñu commencé gis affiche bi rek da ngay gis ne dañuy commencé di jaar ci suuf di proposer seen bopp man la di proposer ay artistes ne pourquoi ngay jël Guigui boole ci diw ay yooyu noonu te xamul ne chaque fois àddina bi dafa ndaw loo def ma la loo wax donc nit ñi dañuy ñëw après c'est le gars même qui vient qui te dit que diw contacté na ma nee na pourquoi lii pourquoi lii ça me fait rire donc loolu daf ma métti ci art bi parce que ñu ñëpp benn lañu nit ku nekk da koy bàyyi ak wërsëgam donc ñun ay xale lañu nañu jàppale. mais Guigui est-ce que réellement musique mu ngi koy dundal quoi Guigui nañu waxante dëgg nag quoi Guigui fan lay jëlee weccet quoi gaa yi ko nopp di ko dugalal morning wala soit gars yi waaw mais Guigui fan lay jëlee rek ma jox la si non mën naa ne musique mi ngi may dundal parce que dama ko bëggee parce que avant musique bi nekkoon naa fi si benn banque di liggéey donc su ma demee ba jël benn pause bàyyi liggéey bi topp musique bi comme ça veut dire que yaa ngi ci am dara macha allah parce que salaire dafa neex salaire neex nag tu as tous les avantages boo bëggee faju da ngay dem faju clinique yu bakkane ngay fajoo yaa ngi liggéey yaa ngi wàcc yaa ngi sa salaire tu as tes congés tu as tout mais su ma demee ba jël benn pause jël tout ce qui est banque tout ce qui est sama métier de communication teg ko fale topp ci musique bi comme ça veut dire que gis naa ci sama njëriñ. Guigui souvent loo wax mu ne sama yaay. loo wax mu ne sama yaay Guigui dafa mel dafa lien fraternel bu fort bu la boole saa yi. ma di ko nuyu de passage sama jigéen bu baax boobu. sama yaay vraiment c'est une longue histoire parce que sama yaay nekk na jigéen bu brave sama yaay. ku nekk nag booy wax ci sa yaay xam naa ne ñi may seetaan ci bëri nañ ci gis seen bopp man sama yaay gisuma lu bon ci moom pour te dire sama yaay elle est extraordinaire ñii di wax dama baax yépp damay leen ne chaque jour am na ku ma gën a baax te bu ñu xamee sama yaay dañuy ne yow tu as raison Guigui wax dëgg yàlla sa yaay moo la gën a baax da ngay jaay baax yu nekk te sa yaay moo la gën a baax donc mu nekk koo xamante ne yéene naa ko lu nekk buur te maa ngi ci yoon bi yàlla mi ngi ma ciy jàppale ndax lu gënoon a nit buy ñaan yàlla day ne yàlla naa yóbbu sama yaay ak sama papa Màkka man yàlla def sama yaay ak sama papa yëpp dem Rome donc sama yaay ma def tout li ma am ak lu ma amul yëpp ren ma dajale ko jox ko mu dem Rome mu ñëw ma defal ko noos bu amul fenn donc loolu bu su ma tëddee damay nelaw parce que lu ñëpp di ñaan yàlla may la ko nga réaliser ko ci ce jeune âge donc loolu du ma def lu dul sant ci yàlla bu baax a baax a baax a baax instant yi mën naa ne yàlla deselatuma dara parce que li ma bëggoon ci samay waajur yàlla mi ngi ma ciy jàppale maa ngi koy def macha allah du ma lekk bàyyi leen du ma naan bàyyi leen te moom tamit gërëm na la aussi. waaw donc gudd fan nag laa koy ñaanal di ko ñaanal bépp waajur. je sais que gërëm na la parce que souvent yoo xam ne. moom tamit buy wax ci yow émotion bi ngay am. moom lay am Guigui ginnaaw clip bi ak album bu bees bi. ban liggéey moo ci toog programme bi lan la pour promo album bi wala bu fekkee dafa am ay programme yu taxaw ay concert. voilà donc maa ngi woo ñi ñëpp le 7 octobre au Petit Théâtre donc muy soirée bi nga xamante ne chaque année au mois d' octobre damay def soirée pour octobre rose pour sensibiliser nit ñi parce que artiste là donc octobre rose ñëpp xam nañu mois du cancer la bien après que je fais mes festivals au mois de mai pour ne pas chevaucher les événements. mais octobre dama ci sentir sama bopp parce que lépp li nga xamante ne ñii di dox ci xeex ci wàllum cancer du sein dañ may contacter moo tax contrat yëpp dama koy off mais moom la ma fay ay millions may dem benn événement bu octobre rose. di ci yàq sama essence di ci yàq sama énergie di ci fay sama hôtel dama koy def parce que sacerdoce la man maa ko tegoo. voilà donc moo tax le 7 bi damay def benn concert au Petit Théâtre donc di ci woo ñëpp ñi nga xamante ne samay fan lañ ak ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi xeex cancer du sein cancer du col ñu ñëw ñu sensibiliser sensibiliser ñi à part ça j'ai des tournées en vue comme ni ma la ko waxee yàlla jàppale na ma au niveau de l'international kenn du fa soirée te woowu ma
donc mu nekk loo xamante ne dama ciy sant yàlla bu baax a baax ma war a jouer Allemagne waat delluwaat fa comme demoon naa fa ak Abdou Guité au mois de juin je pense dernier donc ñu ne doyul na Guigui ñëwaat donc loolu sant yàlla la moo xam demaat Belgique donc loolu yëpp sant yàlla la. Guigui sa baat bi mujj. Je vous remercie et j'adore votre professionnalisme ak liggéey rek moo leen tax a jóg vraiment defar artiste defar image am donc bu leen surpris boo leen gisee seen bopp ci kaw voilà loolu la ak remercier fans yi donc di leen nit ñi nañu tappe xol yi nañu bàyyi wax loo xamante ne leeru leen nañu bàyyi wax parce que am na kenn ku mën a wax ne mu ne ah man de su ma gisee benn affaire moom du ma xam sax nu mu demee damay wax lu ma neex mag warul wax loolu da ngay jéem a xam nu mu demee boo ci mënee wax nga wax ci boo ci mënul wax tu apportes une contribution vraiment luy demale réew mi kanam qu'on arrête les théories di wax rek nañu pratiquer Sénégal dem ci kanam ñëpp ay xale lañu na yàlla defal xol yi donc may ñëpp jàmm. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.